ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen ay suivre chaîne bi di xalaat ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo ñuy woy comme ni ngeen ko xamee di amal suñu présentation candidat yi nga xam ne dañu fas yéene samp seen dënd ci élection présidentielle yu Sénégal yu 2019 yi. tey nag dañuy waxtaanee kii di professeur El Hadji Issa Sall di njiitu PUR moom mooy coordonnateur PUR fii ci réewum Sénégal tey ñu waxtaanee ci moom muy candidat bi nga xamante ni déclaré wu na ne day présenté wu ci élection présidentielle yu 2019 yi comme ni ma leen ko waxee. professeur El Hadji Issa Sall nag mi ngi juddu le 25 janvier 1956 fële nga xamante ni mooy Tataguine di communauté rurale bu nekk ci département bu Fatick. Issa Sall mi ngi def école primaire am ci village am fi mu juddoo muy Tataguine ba mu jugee foofu aussi dem na fi nga xamante ni mooy Saint-Louis en 1968 yéegali njàngam ci lycée Charles de Gaulle ci lycée boobu la amee baccalauréat série C am tamit mention ci examen boobule. après baccalauréat mu dem université bu Dakar jàng fa yokk xam-xamam ci njàng bu kawe am fa diplôme universitaire de technologie option électronique donc ci parcours am suivre na benn cursus bu normal te bokk na aussi ci ndongo yi gënoon ràññeeku ci li nga xamante ni mooy promotion am. bi mu amee nag diplôme am ba pare Issa Sall intégré fi nga xamante ni mooy Senelec parce que amoon na ay compétences yi nga xamante ni mayoon na ko mu intégré rapidement li nga xamante ni mooy marché de l'emploi waaye nag yàggul Senelec parce que dafa am benn projet bu ñu tuddee Agrimet mu nekkoon benn bourse USAID ak organisation météorologie mondiale jeunes africains yu bëri dañ ciy bénéficié wu at bu nekk bénéficié wu ci bourse yooyu ngir mën a yeggali seen jàng bitim réew jamono jooju nag Issa Sall bokkoon ci ñi nga xamante ni amoon nañ chance am ci bourse yooyu noonu loolu mayoon ko mu dem États-Unis yëggali li nga xamante ni mooy njàngam bi mu demee États-Unis nag jàng na fa sciences informatiques foofu tamit mu wane fa boppam tamit ak xarañte am fa master ak doctorat. ci noonee nag la décidé retourner ñibbisi fi nga xamante ni mooy Sénégal ngir jëriñ réewam liggéeyal réewam. bi mu ñëwee Sénégal nag liggéey na ci administration bi liggéey na tam ci système des Nations Unies ak yeneen entreprise privée yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal. en 1998 nag Issa Sall décidé investir ci li nga xamante ni mooy secteur de l'éducation maanaam ci wàllum njàng ci noonu la créé université du Sahel bu Dakar bokk tey ci université privée yi gën a ràññeeku fii ci Sénégal et yi ñu gën a jox cër aussi tamit fii ci Sénégal ndax qualité njàngale bi nga xamante ni moom la ñuy proposé. Université du Sahel boobu sax membre titulaire la fi nga xamante ni mooy agence universitaire de la francophonie muy AUF d'ailleurs sax école bi taboon nañ ko centre d'excellence te ki ko taboon di USAID ci benn programme de réduction de la fracture numérique. leneen li tamit mooy Issa Sall non seulement entrepreneur la moo créé li nga xam ne mooy université du Sahel waaye tamit dafay jàngale li nga xamante ni mooy informatique générale dafay jàngale architecture informatique dafay jàngale aussi intelligence artificielle donc yooyu yëpp mu koy jàngale ci école bi di ko partager ak ay jeunes yoo xamante ni dañ mën a am xam-xam ci fànn boobu. ci wàllu business aussi Issa Sall aussi da ci yëngu bu baax a baax booy xool bokk na ci ay sociétés yu bëri fii ci Sénégal te tamit bind na tamit ay téere jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy informatique waaye tamit ci wàllu bonne gouvernance ak éthique maanaam ci naka la ñuy mën a yoree réew ci anam yoo xamante ne ni dina mën a jëriñ askan wi. ci carrière politique am nag Issa Sall mun nañ ni mi ngi ci gën a sóobu en l'an 2000 parce que jamono jooju lañ koy def coordinateur national parti bii di PUR muy parti de l'unité et du rassemblement di fàttali tamit que Issa Sall consultant international la jëm ci wàllu traitement informatique jëm ci wàllu élection booy xool élection yi nga xamante ni am na Sénégal de 1993 ba 2012 élection yooyu yëpp bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu informatique bi jëmale ci élection yi xarañteefam ci wàllu woowu tax ñu woolu ko ci élection présidentielle yu Burkina Faso yi élection législative yi locales yi ak présidentielles yi li ko dalee 2005 ba 2007 participé na ci li nga xamante ni mooy élection yi amoon Burkina Faso ndax xarañteem ci wàllu boobu.
waaye 2017 la Issa Sall gën a ràññeeku ci li nga xamante ni mooy làkkum politique bi gannaaw ba mu jiitee liste bi di PUR. ci élection yooyu analyste politique yi ñi seen xel màcc ci wàllum politique yëpp dañu ne Issa Sall ak partem ñoo nekkoon révélation wu élection yooyu noonu ndax seen organisation ak participation bu am solo bi nga xamante ni participé nañ ko ci élection législative yu 2017 yi ci noonu lañ ko tabb député ci ab mandat bu dem ba 2022. li jëm nag ci wàllu vie privée Issa Sall il est marié te yàlla may na ko juróomi bant ci wàllu qualité am yaakaar naa ne ku suivre parcours am mën nga ci déduire lu bëri Issa Sall bokk na ci ñenn ci ay candidats yi nga xamante ni def nañ dara ci seen réew maanaam investir nañ dara ci seen réew. parce que loolu aussi lu am solo la nit ki nga xamante ni dafa jóg ngir laaj réew mi war nañu xam war nañ ko laaj moom lan la def ngir réew moo xam mu rëy wala mu doon lu néew. mais l'essentiel mooy lan la liggéey réewam ba taxaw tey naan day dagan baatu askan wi. leneen tamit mooy Issa Sall formé na ay cadres yu bëri te bokkul ci nit ñi nga xamante ni ñooy doxal njàngum Sénégal ndax qualité formation bi nga xamante ni université bi mu jiitee mi ngi koy def ci wàllum njàngale. leneen ni tamit ñu nekk ci Issa Sall ñu bëri reconnaître ko muy nit koo xamante ni ku modeste la maanaam nit ku dal la nit ku wàcci boppam la et Sénégal soxla na nit ñu mel noonu maanaam ay nit yoo xamante ni xam nañ lu bëri yàlla dénk na leen xam-xam te ñi ngi def lu bëri ngir seen réew mais kenn du leen dégg ci coow dañuy def lépp ci dal ak tey ci yar ak teggin te loolu bokk na ci qualité njiit. ñu ñëw nag ci li nga xamante ne ni mooy critique yi comme niñ koy faral di defee chaque vidéo bu jagleel candidat yi sànq ñi ngi wax ci li nga xamante ni mooy dal ak modestie ki nga xam ni mooy Issa Sall ak yenn saay tekk-tekkaaral bi nga xamante ni da koy def dëgg la qualité la ci benn côté waaye tamit bu ëppee day nekk li nga xamante ni mooy handicap rawatina bu fekkee ni da nga yëngu ci wàllu politique ñu seetlu ni Issa Sall duñ ko faral di gis lu bëri. yenn saay sax dañ koy fàtte yaakaar nañ ni aussi nit ki nga xamante ni dafa bëgg a jiite Sénégal war nga mën a def ay sacrifice même bu fekkee ne am nga say affaire personnelle say business personnel yoo war a régler war nga def ay sacrifice am ñeneen ñoo dénk loolu ngir taxaw wax ak sénégalais yi jàkkaarloog ñoom wax ak ñoom liy dëgg buñ la mënee gëm baax na buñ la mënta gëm ñu xool feneen fi nga xamante ni seen xel fa la gën a dalee. mais gis nañ ni Issa Sall après élection législative yi 2017 yi dëgg la parfois dinañ ko gis ci yenn plateau yi yenn saa yi nañ ko gis mu def ay sorties mais présent wu ci langum politique bi comme ni mu waree te loolu du comportement bu ñu approuvé ci ki nga xamante ni dafa bëgg a jiite suñu réew. lu tax ñuy insister ci loolu parce que Issa Sall quoi qu'on puisse dire dafa bokk ci ñi nga xamante ni jàpp nañ ni war nañ mën a changer li nga xamante ni moo fi ne. donc bu fekkee ni dafa bokk ci loo boobu noonu il faut que mu dem wax ak nit ñi xam moom lan mooy ay yéeneem lan mooy ay ambition am parce que li sénégalais yëpp di wax parce que ñun aussi noonu la ñuy def li sénégalais di wax la ñuy rapporter parce que tey di sénégalais di wax ak di ko xalaatee du bëri mooy PUR ñu ci bëri da nga ko jàppee comme affaire Moustarchidine am na ñu bëri ñoo xam ne buñ déggee PUR dañ naan parti Moustarchidine yi même bu fekkee ni Issa Sall indi woon nañ ci ay leeral xamal ni du parti bu tëngu ci benn tarixa d'ailleurs am na ay chrétiens sax yi nga xam ne bokk nañ ci parti bi mais doyul il faut que ñu dem ci sénégalais yi xamal leen ñoom seen projet mooy lan ñun en ce qui nous concerne lire nañu programme bi nga xamante ni mooy PUR te PUR bokk na ci rare parti yi nga xamante ni teg nañ programme boo xamante ni mën nañ commencer liggéey buñ leen falee ci ëllëg sa war nañ mën a commencer liggéey bokk na ci yenn ci ay parti yi nga xam ne am nañ déjà seen programme te leneen li mooy PUR am nañ programme de société maanaam projet boo xamante ni li ko tax a jóg mooy yar xale yi te loolu xelu sénégalais yi mën nañ ci dal parce que tey ku waxal yàlla xam ne daayira Moustarchidine yi am na lu bëri lu ñu def ci ndaw yu sénégalais yi ñu ci bëri am na ndaw yu bëri ñoom ñoo leen jàngal alxuraan ñoo leen jàngal sunna ñoo leen jàngal charia ñoo leen xamal seen diine mais problème bi mooy sénégalais yi ñu ci ëpp xamuñu lan mooy ambition PUR donc critique bu ñu def ci PUR loolu la fokk ñu def benn communication wax ak sénégalais yi ni PUR du affaire de tarixa du affaire de benn guide donte tey sëñ Moustapha ñëpp xam nañ ni moo ne ci ginnaaw PUR mais il faut que ñoom ñu porter cette communication là xamal sénégalais que ni du affaire de sëriñ du affaire de tarixa du affaire de diine kese mais lépp la en général programme de société la boo xamante ni day toucher large donc communication boobu noonu en amont moom lañ raté te il faut que ñoom ñu rattraper ko en passant par Issa Sall bi nga xamante ni mooy coordonner li nga xamante ni mooy parti bi. fokk ñu gën a visible fokk ñu gën a fës fokk ñu dem ci sénégalais yi ñoom wax ak nit ñi xamal leen mbir mi mooy lan
projet bi mooy lan. donc critique yooyu lañ doon def vidéo bi tey loolu la woon ñu jagle leen ko Issa Sall ñu ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen candidat ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal.